Cheikh Tidiane bu noppee da cay taftal sax xibaar yi biti réew yi léegi xibaar yi ci gàttal ak Serigne Cheikh. aywa Cheikh fu ñuy dooree xibaar yi. dañ koy dooree Fati ak Magal Kazu Rajab bi nga xamee ni tey ji ñaar fukki fan ak juróom ñetti ci weeru février la ñu koy célébrer muy événement boo xamee ni dafay commémorer juddub El Hadj Mouhamadou Falilou Mbacké nekk doom ci Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ñu mel ni tey ji talibé murid yëpp nag ñu ngi ci yoon bi ngir dem màggali ñu wax ci jéey ji nga xamee ni moo am fële ca Goudomp foofu nag ab benn jàngalekat bu wuyoo Babacar Thienti la ñu fekk ci néegam mu xaru moom daal ci village bu tudd Dinciki Manjak foofu la yëf yi xewee bi mu nekkoon ñaareelu atam muy jàngale foofu ca Sobadi ci école boobule nekk ci commune bu Maka Koulibantang d'après benn ci collègue am nag jàpp na ni moom daal ay maux de tête maanaam boobu métti la doon jàmbat mu dem week-end seeni village foofu nag daal la ñu ñëw fekk ko mu xaru ci loolu la ñu jàppagum ni dafa xaru ci néegam moom nag ñaar fukki at ak juróom-ñeent at ñaar fukk ak juróom-ñeenti at la ñu jàpp ni la amoon na. ñu wax ci guerre bi nga xamee ni moo am ca Ukraine ak ambassadeur bu Sénégal bu nekk ca Pologne moom nag di ñu xamal ni fi mu nekk nii lu toll ci juróom ñetti doomu Adama yoo xam ne ay Sénégalais lañ ay compatriotes ñoom fi mu nekk nii daal jot nañu franchir frontière bi ñaar nag yegg si nañu ca Varsovie moom Pape Diop dégg ngeen ko sànq ci waxtaanam ak Chérif Dia du ñàkk ñu dellu si waat ci sunu xibaar yi ci wolof dañuy wax ci football ak championnat national bu Ligue 1 11e journée bi nag démb la jeex résultat yi nag nii la tëddee AS Douane dafa dem fekki Jàmbaar daan ko benn bal ci dara Tëngéej ak Linguère 0 but partout AS Pikine ñoom Chérif moom dafa mel ni yeewu nañ ci championnat bi parce que dañoo dem fekk ji Gorée daan ko ñeenti bal ci dara Seneps bu Petite Côte 0 but partout même score ci diggante Ndiambour ak Casa Sport Guédiawaye Football Club Génération Foot match nul 1 but partout Dakar Sacré-Cœur Jaraaf 0 but partout 0-0 yi nag bari na lool ci 11e journée bi ñu dem ci classement bi Génération Foot wéy di nekk ci boppu classement bi ak 19 points Casa Sport tegul ci 19 points Guédiawaye FC moom tamit am 19 points ba table bi moom foofu ba léegi équipe bu Ndiambour moom moo fa nekk ak équipe bu AS Douane voilà je pense que moom la ñu gis noonu Jàmbaar plutôt moom moo nekk avant d'arrêt ak 13 points tegu ci équipe bu Ndiambour 8 points ñu jeexalee ko fële ca Angleterre ak finale coupe de la ligue bi nga xamee ni démb la ñu ko doon amal Kepa nag dafa mel ni moom mujj këpp yelwaan nga parce que entraîneur ba daal dafa def coaching am bi ñu yeggee série mu génne Edouard dugal Kepa nag 11 penalty yi jàpp ci benn ba mu waroon dugal mu naawal ko loolu tax ba équipe bu Chelsea ñàkk coupe boobu Sadio Mané bu Liverpool amati beneen trophée ni ñu ko waxee daal muy mois de février bu mucc ayib ci Sadio Mané nga xamee ni gagné na ci ñaari trophée benn bi ak équipe nationale bu Sénégal la woon 6 février fële ca Yaoundé la woon démb mu gagné coupe de la ligue ak équipe am Liverpool ci match bu rëy ci digganteem ak Edouard Mendy et surtout que Edouard avait fait un match sensationnel ak ay arrêt de classe mondiale mais malheureusement l'entraîneur a eu la mauvaise idée de le sortir. mu koy jig waaw mu koy jig donc ça arrive gis naa nag dans le monde gars yi di ko critiquer mais c'est le coach aussi bu ñàkkee même moom toujours c'est comme ça quand on perd moom c'est l'entraîneur bu ñu gagné donc football moo am ingratitude boobu mais xëy na Kepa ci wàllu arrêt ay tiro bi xarañ na ci. mais sur le plan psychologique un gardien de but qui vient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations au tir au but avec sa sélection.
peut-être que fallait capitaliser sur ça aussi. comme tiro bi da doon bouger rek. gars yi naan wax leen seen gars yëpp mu taxaw. donc bon ça arrive, c'est le football quand même. donc ça arrive aussi il faut ça arrive en tout cas félicitations. mais sénégalais yi moom gis naa même Sadio Mané encore sur les réseaux sociaux j'espère qu'il ne lit pas les réseaux sociaux sinon. gars yi nga koy dàqale clubam quoi. l'entraîneur mooy coacher donc moom lañ jël pour muy coacher s'il considère que kii dafa war a génn daf koy génne donc maintenant si on gagne nag après on oublie tout maintenant suñu perdre. il était très bien dans son match. Sadio Mané bi ñu koy génne comme ni nga ko waxee nag c'est l'entraîneur qui fait ses choix. mais encore félicitations à Sadio Mané et tous nos encouragements à Edouard Mendy. voilà merci beaucoup Cheikh Tidiane may fàttaliwaat ne Kazu Rajab tey la ñu ngi ziaraat communauté mouride yëpp rawatina ñu fay dem et puis di leen fàttali ne tout au long de cette journée lépp lu fa xew ci kàttanu Yàlla ñu ngeen ko dund ak sunu ay équipe en direct ca dëkku Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul tey ñuy fàttaliku gane àddina Alaaji Fàllu di doomam nekk ñaareelu xalif général des Mourides ñu dem Cheikh ci xibaar yi biti réew yi. aywa fitna ko ci Ukraine la ñuy dooree xibaar yi biti réew ak Joe Biden mi nga xam ne ñi ngi xaar tey ji mu jël kaddu gi ci lundi bi lay doon ngir fexe nu muy coordonné ab tontu ci cong boobu nga xamee ni Russie ma ngi koy abal fële ca Ukraine communiqué Maison Blanche bi nag précisé wul identité ñi nga xamee ni ñoom ñoo war a bokk ci discussion yooyu lee nga xamee ni Nations Unies tamit tey ji la nar a débattre ci résolution bi nga xam ne mooy condamné li mu jàppee ni invasion bu Russie la foofu ca Ukraine kon daal Anthony Blinken nekk chef diplomatie bu Amérique moom daal nee na dëkk yi nga xam ne ñoo bokk ci G7 ñoom ñëpp pare nañ ngir tontu wan seen bopp Russie waaye nag dina métti ndaxte Vladimir Poutine moom tamit dafa teg lu ñuy wax naan force de dissuasion te force de dissuasion boobu liñ ci jàpp mooy arme nucléaire bi nga xamee ni yor na ko di leen ko xuuxale mel ni loolu moom moo tax ba waa OTAN mënuñu ci moom dara Washington nag jàpp na ni xuuxal yooyu mënuñu ko nangu c'est inacceptable ba léegi ci guerre boobu la ñuy des ak armée bu russe fi mu nekk nii di reconnaître que ni pour la première fois am na ay militaires yu bokk ci ñoom ñu faatu ci guerre bi Kremlin nag ñu bari surtout ay opposants yi nga xam ne ñu ngi foofu ci biir Russie dañ leen di faral di jiiñ ni dañuy def censure maanaam di nëbb soldats russes yi nga xam ne dañuy faral di faatu ci ay guerre ngir rek bañ opinion publique bi nga xam ne ni dañoo traumatisé woon ci ay guerre yoo xam ne jot na fi jàll yu ci mel ni Afghanistan loolu ci année 80 yi la woon wala ci Tchétchénie ci année 90 2000 loolu daal la ñuy bañ ñuy nëbbu mbir yi ndaxte ñoom daal jàpp nañ ni seeni soldats ñu ngi dee ci guerre bi te kenn waxu leen ko dañuy ñëw fii ci Afrique dem ci Burkina Faso foofu nag tey jii ci lundi ji la ñuy tàmbali assise nationale yi foofu di rencontre boo xamee ni daal dinañu fa débattre lu bari lu ci mel ni ay proposition commission technique bi nga xamee ni junte bi moom moo ko teg ñu xool daal nan la ñuy waxtaanee agenda transition bi lu toll ci ñetti téeméer ak genn wàll ci doomu aadama jóge ci couche socio professionnelle yu bari dinañu bokk ci ndaje boobu ñooñu nag dinañu baawoo fépp ci réew mi ngir ñëw fekkee waxtaan boobu nga xam ni daal dañ ciy décider ëllëgu Burkina Faso bi nga xam ni ci ay jamono yu ñu génn rek la am coup d'état fàttali ñu jeexale ko ci Australie foofu nag ay inondation yu doy waar moom moo fa am taw yu métti ci lundi bi ñoom ñoo fa am ba inondation yi daal dañoo jàpp ni record la ndaxte géej nañ ko fa gis dafa dem ba ay nit sax dañoo dem yéeg ci seeni tuwaaw kër ngir làqatu foofu bilan bi nag fi mu nekk nii xaw na am solo te lu toll ci ñetti doomu aadama ñàkk nañu ci seen bakkan te agence météorologique bu Australie mi ngi leen di prévenir ni que yëf yi dina gën a doy waar taw yi dinañu gën a métti ba tax na fi mu nekk nii école ya ak yeneen yu bërëb yoo xamee ni nit ñi dañ fay faral di ñëw ci dëkk ba yëpp la ñu tëj. jërëjëf Cheikh Tidiane ñu sant ko la bu baax gërëm la xibaar yi ci kanam dina dellu si waat ñu gën koo yaatal léegi